ngi xam lycée technique bi ci suñu benn dirigeant bu nekk Avenir Football Club dëkk Thiès maa ngi bitim réew mu woo ma téléphone ne ma li ngeen di wër Thiès la am na lu mu wone xol wax na deret wax na parce que Thiès la dëkk mais aussi bi xol waxee deret wax bi ñu yegsee Thiès fekk nañ fi lam doon wax donc dugg na ci critères yi nga xamante ni ñun loolu lañ doon wër li ñu fi fas yéene def mooy def fi benn complexe sportif de dernière génération boo xamante ni tey dëgg-dëgg dañuy ñaan yàlla mu nekk loo xamante ni xëj na tamit ku ko gis sa xol dina set waaw bu jàmbaar ak bu génération foot waxoon nañ ko ci beneen jotaay dañ koy waxaat tey ñooñu référence lañ ci football ñooñu référence lañu en termes d'infrastructure donc duñu mun lu dul topp seen ginnaaw jàng ci ñoom mais nag leneen li nga xamante ni tey yàlla boole nañu ak ay nit ñoo xamante ni am nañu xarañ bi am nañu xam-xam bi am nañu métier bi nekk ci ay club yu mag yu mel nii ay Lens nekk fa 30 ans étant président tey yàlla dogal na xëj na ñooñu dinañ indi un plus bu ñu leen amul. waaw composante projet bi ñi ngi ko xayma ci 700 millions waaw xaaj bi nag yàlla dinañu dimbali jiiru at war nañu defar xaaj bi te dina am ci convention bi niñ ko liiree niñ ko waxee ñun dinañu jéggi lool ci kàttanu yàlla suñu borom am na lu officiel mais am na lu officieuse parce que ci convention bi dañuy wax ñaari terrain synthétique mais ñun dinañ dem au-delà de ça lu tax ñuy dem au-delà de ça dinañ def ñaari terrain synthétique mais dinañ teg ñaari terrain naturel parce que boo xoolee tey Sénégal amatuñu terrain naturel et malheureusement pour les gamins parce que tey xale yi fi jóge yëpp di dem bitim réew danañ fa fekk gazon synthétique mais liñ koy utiliser bariwul ci terrain naturel lañ koy gën di utiliser tey di nga yóbbu xale mu dem bitim réew balaa muy adapté wu par rapport aux conditions yi fa nekk day jël temps et le football du haut niveau temps bu ñuy perte amu fa. waaw damay dellu si tuuti parce que dafa xel des fois dafay fattu surtout que bu xool seddee dafay am yooyu fàtte parce que démb rek maa ngi toog def séance de travail ak proviseur ñuy waxtaan ba xam-xam génn foofu sànq junj na ko mais loolu tey yàlla dogal na amatul Sénégal des techniciens yoo xamante ni tey capable nañu am nañu xam-xam bi am nañu xarañ bi pour mun a def gestion wu gazon naturel. école bi nag lycée technique la professionnel donc xëj na loolu ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi léegi buñ ci jógee danañ ci liggéey teg ci ay jéego ba mun a indi ay professionnels yoo xamante ni dinañu former xale yi di dëkk ci suñu réew ñu am métier boobu ba dootuñu jéggaani ci àll ba di ko wuti. juste une dernière question suñu waxee ne privé mu ngi ñëw investir ci biir lycée bi beaucoup vont se poser des questions nan ngeen fas yéene am. est-ce que mu ngi ko leeral. waaw ànd bi foog naa ni ku déglu lecture convention yi foog xam ni ànd bi dafa leer xëj na tey am na lu ci génn comme retombée am na lu ci école bi moom mais am na lu ci club bi moom li ci club bi moom li ci ëpp dafay delluwaat ci fonctionnement ci ay création d'emploi ak dimbali xale yi parce que am na benn volet boo xamante ni c'est important du lépp nga mun a wax ci biir mbooloo am na volet boo xamante ni mais dinañ ci junj tuuti mooy tey. biir kër sax boo ci nekkee dina am mag ak rakk kii jotal loxoom jot ci ginnaawam rakk bi loxoom jotul ci ginnaawam pour mu mun a yor ay doomam et loolu dafa nekk loo xamante ni ñun dañ ko jox importance bu mag ci li ñuy liggéey donc tey xëj na ci loolu mun nañ ci jàppale ay xale yoo xamante ni xëj na tey bu ñu añee du ñu reer bu ñu ñëwee école du ñu am lu ñu jënd ndekki du ñu am lu ñu kiyee parce que tey convention bi déglu nañu lecture bi restaurant beeg yëpp dinañ ko moderniser waat defaraat ko de telle sorte que ba mu nekk loo xamante ni c'est vraiment du haut niveau mais par contre ñi yorul dara mën cee bénéficier wu te kenn du leen ci xeet ci kàttan suñu